yéenekaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf juróom-ñaari bakkan des nañu ci tali bi ci accident ubbi l'Observateur ci diiru fukki minutes yéenekaay bi nee nañu ci la ñu dund démb ci ngoon ñaari accident ca Tataguine ga ca Fatick benn watab 4x4 bu fa mbëkkante ak benn camion citerne ci route nationale numéro 1 bi ba juróomi nit ñàkk ca seen bakkan ak beneen watab 4x4 bu daw ba këpp ba yóbbaale ñaari bakkan libération nañu tali bi tàng jër la def démb ci dimanche ji ne bu weesoo juróom-ñaari nit yi ñàkk seen bakkan ci ñaari accident yi am ci boori Tataguine am na it sa beneenub accident bu am ca boori Pagga ca Ziguinchor ba am yeneen ñaari doomi aadama yu ci ñàkk seen bakkan muy juróom-ñeenti bakkan yu tali bi jël démb ci réew mi. yéenekaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf juróom-ñaari bakkan des nañu ci tali bi ci accident ubbi l'Observateur ci diiru fukki minutes yéenekaay bi nee nañu ci la ñu dund démb ci ngoon ñaari accident ca moo di waa ji di Assane Gueye ci jidda caaree kaw fa la dëkk journal bi nañu ab xaritam bu ñu naan Iba moo ko rey benn xale bu jigéen bu ñu doon jamaale doon ko xëccoo ñoom ñaar moo sooke musiba mi musiba mbaba kumba bu ñu seetaanee dina am ci réew mi La Tribune xëy di ñu wax ne conseil national sécurité alimentaire wax na keroog ne ci ñeent fukki département ak juróom yi ci Sénégal département bu Matam ak bu Ranérou ñooy département yi ab xiif gën a sonal ci réew mi ne nit ña fa yeewoo jafe na leen lool ñu matal añ reer ak ndékki lu toll ci juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti junni doomi aadama ab xiifa ngi leen di yoot ci diggante Matam Kanel ak Ranérou mbirum souveraineté alimentaire ak emploi ci réew mi Sud Quotidien moom la xëy di waxtaane ak professeur Mamadou Moustapha Kassé doyen honoraire bu FASEG ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru professeur Kassé nee na leen li fekk ñi xam ak ñiy décider déggoowuñu àndandoo di jëf situation bi du mas a changé ñu changé journal dellu ci l'Observateur ay dérapage yu kenn dul contrôler la seetlu ci réew mi ba dañuy wax ne loi yeeg règlement yi niñ leen di xuttee ak di leen ko salfaañi jéggi na dayo fii ci Sénégal gaa ñi respecté wuñu loi respecté wuñu règlement yéenekaay bi dañu firndeli moo di keroog gis nañu ab vidéo boo xam ne ci bureau doyen des juges lañ ko filmé ci vidéo ba ñu cey gis Ndeye Khady Ndiaye borom Sweet Beauté mu di keroog ba leen doyen des juges woowe moom ak Adji Sarr ngir ab confrontation gis nañu it keroog photo Cheikh Omar Diagne di photo boo xam ne ci biir kaso bu Rebeuss lañu ko photo source nañu photo Cheikh Omar Diagne boobee moom ñii ci joxar bi baaramu tuuma ñoo di administration pénitentiaire bi secteur santé beeg jafe-jafe yi muy dund Le Quotidien nee nañu tey la wàllu gën a ay ne travailleur de la santé yi tegaat nañu géréw ñaari fan kuréel gii di collectif patient en danger journal bi nañu keroog manifesté nañu amal toogaanu ñaxtu bu rëy ca place Obélisque li ñu bëgg moo di yoon def ab liggéeyam ni mu waree ci mbirum dem si yàlla Astou Sokhna L'Observateur di ñu xamal ci xëtamu njëkk ne sage-femme yi ak seen grève bi ñu doon def juraat na beneen jëyee ca Louga ne benn xale bu jigéen bu ñu naan Penda Sall am ñaar fukki at moo amoon li ñu naan hémorragie massive ba jaare ca faatu ndax gisul ab sage-femme bu ko taxaw Aji Mbergane Kanouté dib député bokk ci Benno Bokk Yaakaar ni ñu ci réew mi quotidien sage-femme yi lu ñu leen wax rek ñoom la ñoom jigéen ñi Benno Bokk Yaakaar yi la Sénégal nee nañu takku nañu taxaw ba dëgër ngir bu ñu demee ba yegg ci wote législatif yi ñu jël dëkk bii di Thiès jox ko Macky Sall gañeel ko fa lu rëy te leer nañ li leen daloon ci élection locale yi ca Thiès jigéen ñi Benno Bokk Yaakaar yi ca Thiès nee nañu dootu leen dalati mukk journal bi nañu ca xombal lañu daje woon ak mobilisation bu rëy ci week-end bi engagé wu fa gàddu xeexu législatif yi ne ñoo koy xeexal Macky Sall ca benn dëkk ñaari gaar laas nañu directoire TFM Benno Bokk Yaakaar ci njiital Seynabou Ndiéguène nee nañu duñu maye dara ci élection législative yi élection législative yooyu journal enquête mi ngi ñuy xamal ne waa Wallu Sénégal ak waa Yewwi Askan Wi ñoo ngi nasakano ci ngir taxawal alliance bu mag wutali élection législative yi Soleil national mel ne ku naan ñu njaw a ngay desendaw xambeen ci yooyu la élection ne parti politique yi li leen nar a jaaxal moo di fan la ñuy jëlee financement ndax ci mennam at nga bëgg cee dem campagne ñaari yoon parti bu ci amul ay moyen financement tëj sa bopp. transfert d'argent bi wóor Ria seen savon yi di créole ak seen déodorant Malaysia UMO ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen ñu doon teewlu xibaaru suba seek RFM bokkoon na ci ne ay xibaar yoon week ay accident bakkan yu rotati ñaari accident bakkan yu bari rot ca juróom-ñeent ci xayma gu mujj gi ca Tataguine moo waral askan ba fay sàkkuy ralentisseur di ay doodaan ngir wàññi xelu borom wote yi borom wote yooyu gouverneur Fatick sàkku na ci ñoom it ñu yokk taxawaay ak matuwaay ak responsabilité ba moytu jee yu ni mel alliance ànd gësëm ñoom fas nañ yéene bu keroogee àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril wi di bëccëgu àtte sage-femme yi ca Louga ñu toppee càggante lu jëm ci wàllu paatu Astou Sokhna ñoom ñu dem daal di biral yooyu sage-femme seen ak jàppale ndax dañoo bëgg rek état bi ñu ne def enquête bu tëddee jaaxaanaay waaye ñu ne du pression ci yoon moo tax a jóg seen toogaanu boobe président Macky Sall ci mandat bu mujj la ne maître Oumar Youm ma ni waxee ancien directeur de cabinet bu njiitu réew mi nekkoon ci réunion doon ko jiite bu majorité présidentielle ci Mbour démb ndaje mi nag ci xibaaru Abdourahmane Diallo àndoon nañ ceeg moom lal woon na ci fi
sport geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay ziar Malal. maa ngi lay delloo ziar la Jassane. bismillah. nu door ak njeexitalu fukk ak juróom-ñeenteel bi journée championnat Sénégal démb ca Pikine Alassane Djigo ca stade ba foofa waa AS Pikine ñi dañoo tëw ak waa Linguère bu Ndar ku ci nekk si ñoom amoo benn bit boo duggal ci sa kangi morom jongante ba nag ba mu jeexee Massamba Cissé entraîneur bu AS Pikine gisee ni xale mi bu ñu gënoon am Pastef tuuti mën soo noonu gagné jongante bi waaye loolu la yàlla dogal kàddu mi la ñu déglu. On a beaucoup pêché aussi sur la relation milieu-attaque, comme vous dites, c'est comme ça. On a aussi pêché dans les transitions offensives, donc par précipitation, par vitesse, voilà, par mauvais choix. suñu bu soof la donc comme xaw ma nan laa ko mën a waxee sax mais bon gis naa ne daal dañu pêché trop sur le plan si maanaam ci relation entre milieu bi ak attaque bi que dañu raté tamit ay occasion yoo xamante ni voilà ay buts tout fait la woon ñu raté ko donc yooyu tamit boo ko dajalee ci sa biir dëkk amaana équipe bële su fekkee dafa ñëw taxaw wane ne moom carrément dafa ñëw pour casser le jeu pour bañ a jël bi mais tout le temps noonu lay demee mais du tax aussi ñu craché ci point boobu mënoon na gën a ñaaw tey jii bu ñu gagné woon wala dara mais comme que kenn gagné wu ñu te bind nañ dañuy continuer nag liggéey bañ a décourager dalalaat xale yi et puis remettre la leen en confiance wax leen ne c'est possible war nañ mën a gagnéwaat ay match et puis ñu xool bu ñu demee daal ba am fanweeri poñ yi donc bu ñu dañu xaw a am tranquillité tuuti après nag li ci des ñu wuti ko. ñii di waa Ndar ñoom la leen taxoon a jóg mooy gën jaay yées ñuy yóbbuwaale kër ga dara loolu nag matale nañ ko Abdou Majib Diagne mooy ki leen ci tàggat. maa ngi ndokkeel ñaari équipe yëpp bon di wax ni point jël nañu benn poñ bu baax lu baax la parce que dañu génn fekk si woon Pikine ku nekk xam ne Pikine dëkkam nu mel te Pikine si jafet la jóge woon donc du woon du yomb donc ñu ñëw taxaw pour wut benn bi d'abord bu ñu mën a am ñett ñu jël amoon nañu possibilité mais tey maîtrise yi technique bu bal bi la ñu amul bu baax moo tax dañu baroon ay déchets trop moo tax finalisation bi amul bu baax mais du ñu dem du ñu tekk si jàngat parce que xale yi ñoom ñëpp ñi si ëpp ñu ngi soog a joué Ligue 1. waa Casa Sport nag ñoom jël nañu toogu bu njëkk bi ndax dañoo dem ca Thiès dóor waa SNEPS yu Thiès si benn bal si dara léegi Njàmbur itam daal dina génn ci zone rouge bi ndax dafa daal di fexendi ba daan Dakar Sacré-Cœur ca Louga ci stade Albouri Ndiaye benn si dara classement bi Casa Sport moo nekk si kaw Foñarax juróom benn poñ la am Génération moo nekk si ginnaaw am na fanweer ak ñetti poñ topp si Casa Sport Jaraaf am na fanweeri poñ topp si waa Génération Foot ci suuf léegi Mbour Petite Côte ak waa SNEPS Excellence ñoom ñoo foo daal di toogee Liverpool ma ngay wéy ba léegi di dàqante ak waa Manchester City ndax léegi dañoo daal di daan ñoom démb Everton seen terrain ba ñaari bal si dara loolu moo tax ba fi mu toll nii ñoom ak waa City yi benn poñ képp mooy li leen teqali Liverpool nag ak Sadio Mané di war a jongante itam ci ay bis bi ñu jëm ci wàllu Ligue des Champions muy yeneen i jongante yu gën a yitteel sax waa Liverpool ndax dañoo bëgg gañewaat boobule trophée nga xam ni àdduna wërngal këpp ñëpp ci équipe bu France yi dana ko tegub bët nu jeexal ak wàllub Italie alaaji ci foofu ci championnat ba ñii nag di waa Napoli ñoom dootuñu mën a di gagneeti championnat ba ndax dañoo perte ay poñ démb ba tax na fi mu toll nii seen équipe boobule nga xam ne fa la Kalidou Koulibaly di nekk daal dootuñu mën a bokk ci ñuy xëccoo titre bi gannaaw ba ñu amee démb défaite 3-2 seen diggante ak waa Empoli. Empoli turu équipe la. Empoli waaw turu équipe. mook cité imbécile la yam rek jërëjëf Malal. ak RFM kumpa jeex na. chronique culture bi ñu ànd ak Anna Rocha. Bonjour à tous. La photographie au service de la cause humanitaire. À travers une expo photo, l'ONG Médicos del Mundo rend hommage à ces hommes et femmes morts ou persécutés dans leur travail. Angela Cebiano est la responsable Afrique de Médicos del Mundo. Je pense que la photographie est un moyen de documenter. Photographie dafa di ab moyen ngir ñu am xam-xam ci àdduna wërngal këpp. Exposition bi lu ndaw la ci ñaar fukki at ak juróom histoire prix de la photographie humanitaire waaye nag li ko tax a jóg du rek nekk visiteurs yi di voyager fu jàllale ay crise yi nga xam moo am ci àdduna wërngal këpp li ñuy gis ci photo yi ay situation de guerre ay ñàkkum egg ci service de la santé vulnérabilité soxna yi
loolu lépp mi ngi ci liggéey bi nga xamante ni suñu ONG mi ngi koy def ñu ngi fii ci Sénégal nga xamante ni 2003 ba léegi lañu fi teew. Pour les personnes le monde des particuliers vulnérables. Le Sénégal est le premier pays africain à accueillir cette exposition, de quoi ravir l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal, Cristina Díaz Fernández Gil. Et pour nous, c'est un immense plaisir d'accueillir aujourd'hui. mbégte la ñu am dalal exposition bi nga xamante ne voyage bu njëkk ci bitim réew mi ngi am ci Sénégal lii nag ab échantillon la ci crise yi nga xamante ni am nañ ko diirub ñaar fukki at ak juróom te it ñu wane nan la photographie jëmale mbir moomu la image yi dañ ci woo nit ñi rek ñu xool li xewoon démb te waajal suñu ëllëg. À travers les lumières et les ombres de nos sociétés. L'expo 25 ans de photographie humanitaire prix Luis Baldueña court jusqu'au 12 mai prochain à l'Institut Cervantes. C'est tout pour cette chronique culture. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres actualités culturelles dans RFM Matin. Anna Rocha ñu koy jégalu ci montage bi ndax yëfi daa mel ni technicien ba ca newoon daal xam naa ni koor gi bu ko jàppali soriw ko ndax dafa dëppër ñi mbir ya boole français beeg wolof bi ñu ciy jégalu mbokk yi incha allah daanu dëppër ñi lépp ci yeneen jotaayu xibaar.